moom la ñu dénk wàllu fonction publique ñoom nag seen mbootaay googu xamle nañ ni daal dañoo mer ba futt te li ñu bëgg moo di ni daal lépp lu nga xam ne état bi jëloon na ko ci engagement ngir recruter leen te ñu waxoon ko ca atum 2018 ñu daal di koy dëggal ndaxte boobaak léegi ñi ngi toog di xaar waaye nag mbir mi dafa am mbiicoog mbaaloo am parparloo am tànneef gu nga xamante ni teguwul ci yoon dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi. tey benn fan ci weeru décembre ñu jagleel ko bés bi nga xam ni moom la ñuy xeex sida ci àdduna bi fii nag ci Sénégal docteur Safietou Thiam xamle na ni ndaw ñi nag ñu ci bari jàngoro ji mi ngi leen jàpp donte ñi ngi nekk ci jamono ju nga xamante ni mbirum coronavirus moo fi am waaye nag lu ci bari ci ndaw ñi ñi ngi wéyee doomu jàngoro bi fi mu toll nii nag moom xamle na ni faaw ndaw yi jël seeni matuwaay jël seeni responsabilité am na nag ay centre yu nga xamante ni taxawal nañu ko ngir saytu lu ni mel. Alliance pour la République di APR am fukki at ak ñaar bisub tey waaye nag ba léegi joyantiwaat parti bi defaraat ko loolu ba léegi ñi ngi koy waxtaane ki nga xam ni moo di Seydou Gueye indi na ci ay leeral xam na ni nag mbir la mu nga xamante ni nii mënta ñàkk waaye nag parti bi am na daal nu nga xamante ni nii noonu la taxawalee ab doxilam te lu mu bëgg la lu nga xamante ni daañu ca mus a yegg. suñu rubrique réussir au Sénégal maanaam tekki ci biir dëkk bi lu mën a nekk la am na ku nga xamante ni nag moom tailleur la di Papa Ndiaye ba muy door metti woon na lool jafe-jafe bu nekk jànkonte na ak moom waaye léegi nag alhamdulilah moom Papa Ndiaye ñu koy wax Paco Style mi ngi yor atelier bu am solo fukki ndaw ak ñeent mu leen fay employé di leen fay ñu fay daan seen doole. bisimila ci faram-fàcce xibaar yi ndaw yi nga xam ne dañoo am ay lijaasa te amuñu liggéey tey jii nag seen kuréel gi ñi ngi doon amal toogaanub ñaxtu ca màkkaanu jëwriñ bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu fonction publique di wàllu liggéey bi ñoom nag li nga xam ni moom la ñuy ñaxtu moo di 5415 agents yi nga xam ne moom la ñu waroon a jël dugal leen ci fonction publique bi te nguur gi jëloon ci ay engagement ca atum 2018 ak léegi respecté wuñu ko li nga xam ni tamit moom la ñuy dénoncé moo di ni daal tànneef gi dafa am lu nga xamante ni daal teguwul ci yoon ñenn ñi seen i mbokk lañ koy jox ñenn ñi di ko jox seen i militant ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo te mérité ko ñu beddi leen Aïssatou Diack ak Seydina Mbaye ñoo ñu fa demaloon. Diplômés, nous voulons. Diplômés, nous voulons. dañoo seetlu depuis ay ñaari at wala ñetti at état du Sénégal mu ngi daagu si juróomi junni ñu waxoon ñeenti junni lañ ci jël te ñeenti junni yi ñu ci jël li ci ëpp ay militant la li ci ay kumba am ndey kumba amul ndey soo bokkee ak ministre bi jël la soo nekkee dëkkandoo ministre bi jël la soo nekkee turandoo ministre bi jël la soo bokkee ak ministre bi dëkk ñu jël la soo nekkee ci parti au pouvoir ñu jël la soo nekkee ci coalition au pouvoir ñu jël la amul mérite da ngay gis nit bindu tey ginnaaw suba mu dugg tey ngeen nekk yaa ngi moom di some suba mu ne ma diw nee na ma bindu fonction publique ginnaaw suba ñu jël ko. ñoom nag ñu ngi fësal seen mer ci Mariama Sarr te it ñu ngi pare pour teg yeneen i plan ngir mën a xeex li ni mel. ci yëf yaa ma neex ci yëf yi par loolu lañ ko teg moo tax ñu ngi laaj ñu auditer recrutement fonction publique parce que mënuñu concevoir ministre de la fonction publique mu jël fonction publique bi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ko moom mu def ko yëf yi boppam mu koy muy jaawale fonction publique ak mairie ba su ko neex mu jël waa dëkkam def leen fa ñoom ñoo ko moom mais fonction publique waa Sénégal ñoo ko moom ndawu Sénégal yi ñoo ko moom te fii ku fi gën a tuuti fii am na master ñi nekk sama ginnaaw amul kenn koo xam ne amu ci master kenn ko amul master nekkul sama ginnaaw te fii nii coordonnateur yi région yi ñoo fi nekk ak département yi parce que sitting la ñu doon def ñoom daw nañ. Sénégal dañoo toll période boo xam ne ñaw yi dañu seen yaakaar dafa tas yaakaar bi tas bi nag lan moo ko waral moo dañu ñàkk xëy
ñàkkam xëy bi am ci Sénégal muy diplômé ak non diplômé parce que Sénégal yi nga am diplôme nga ñàkk am diplôme état du Sénégal da war a accompagner ba nga am liggéey c'est un droit constitutionnel c'est reconnu par la constitution du Sénégal loolu amul leneen loo xam ne mën nañ ko juy léegi nag loolu moo yaakaar ko tax gow nag ba tax ñoom ñu yaakaar ni suñu demee Europe danañ fa tekki moo tax ñenn ñi dugg ci géej gi ba di ñàkk seen bakkan ñenn ñi jaar ci désert bi parce que li ñuy wuti Europe suñ ko fi amoon dañu toog ñoom ñi jiite doon ay politiciens ñoom dañuy mbëkkee seen parti dem ci yeneen parti. dige yi nguur gi deful 2018 ba tey jii collectif bi nag ñoom nee neen lu leer nañ la ñu bëgg ci wàllu recrutement yi ba tax na ñu ngi woo nguur gi rek ngir ñu financer leen tey utal leen liggéey nu mu gën a gaawee ngir ñu moytu li nga xamante ne moo di mbëkk mi. ñeneen ñu mer ba fut mooy ñi nga xam ni mooy fédération bi ëmb technicien supérieur ak cadre yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram ñoom nag nee nañu la nga xam ni moom lañ doon ñaxtu démb ak bërki démb ba léegi kenn saafarawu ko ba tax na ay jafe-jafe yu tar la ñu nekkee ci milieu boobu mu ñoom waa FATS ak waa CIS nag ñi ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu déglu ci Awa Camara moom mooy seen coordonnatrice ci micro Awa Thiam ak Mafal Fall. ñun fii au niveau ENDS ñu ngi doon def formation bi avant à partir du BFM mais depuis plus de 10 ans léegi dañu demander bac donc bac plus 3 la infirmier bi di génnee wala sage-femme bi di génnee ce qui équivaut ak licence bi technicien supérieur bi tam di def bac plus 5 technicien supérieur bi bu defee ñeenti at dafay defaat 2 ans donc mu nekk bac plus 5. mais ba fi ñuy waxee ak yéen nii dañu gis ni technicien supérieur bi cër biñ ko waroon joxuñu ko parce que tey infirmier bu nga xamante ni mi ngi génn def bac plus 3 sur le niveau salarial li muy am sax technicien supérieur bi amu ko li infirmier bi di gagné tey technicien supérieur bi amu ko parce que bu fekkente ni infirmier bi mi ngi génnee B1 technicien bi nga xamante ne def na ñaari at yu ëpp di def B2 loolu nekk lu nga xamante ni ñun xamuñu war dëgg yàlla nuñ ko mën a tuddee à chaque fois boo déggee ñu ne kat yokkal nañu corps de la santé bi nga leen leer ni corps de la santé bi dafa am ñenn ñu mu jël bàyyi ñeneen ñi te boo xoolee ci pyramide sanitaire bi ñun daanaka téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yëpp ñun la donc liggéey bi ñoo koy def te fu nekk ñu ngi ci Sénégal boo demee ci dëkk yi gën a reculé tey jii ci Sénégal infirmier bi nga fay fekk wala sage-femme bi nga fay fekk donc liggéey bi ñun ñoo koy def te seetlu nañ ni ñun kenn joxuñu sunu àq ak yelleef. ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy des tey jii benn fan ci weeru décembre moom lañu jagleel ci àdduna wërngal këpp xeex jàngoroy sida ndaw ñu bari ñu nga xam ne ay élèves lañu ñu dajeek ñoom xamle nañu ni nag luy joxe sida ak lu ni mel loolu yëpp xam nañu ko jamono ji nag dafa tombe ak woppi coronavirus bi ba ñu bari bàyyi wuñ ci xel waaye daal leneen li nga xamante ni moom la ñu wax nee nañ ñoom ndaw ñi xam nañu nu ñuy def ba mucc ci Ndeye Mariam Gueye Bara Sow. ab pataaral moom moo am fii ci école Magatte Codou Sarr Ndiaye nekkoon Taïba fii ci waxtu yi élèves yi ñoo ngi biir classe di jàng bi ñu yegsee directeur bi dafa woowi Aïcha nekk élève buy def CM2 ngir mu tontu sunu laaj ci jëm ci wàllu sida moom mi nag nuru na ni xam na bu baax li muy wax. mënu ko faj mais am na ay médicaments yoo xam ne mën na calmer maladie bi. ñoo xam ne ñu ngi tudd antirétroviraux. moromam bii di dëggal lii te di ñu xamal ni mën nañoo fagaru bu baax ci bile virus. dañuy moytu leen dañuy éviter leen ni detente ko ay paaka wala lamset ay puso ay rasoir mais damay éviter kii nii deretam bi laal la wala kii ni nga partage kii ni ak moom lamset wala paaka la yooyu. tey nekk bés bi ñuy màggal xeexum sida mu mel ni nag nit ñi dañu ko xaw a fàtte ndax coronavirus bi nekk di lëmbe réew mi. moytu sida mën na nekk si boo fagaroo. sida boobu nag ndaw ñi la ëpp lu muy dal ci jamono yi ki ko xamle moo di docteur Safietou Thiam nee na nag fépp fu nga xamante ni nag état bi mën na ko taxawal nañ fa centre national de lutte contre le sida waaye nag leneen li nga xam ne moom docteur Safietou Thiam xamle na ko moo di ndaw ñi faaw ñu jël seeni matuwaay jël seen ay responsabilité ngir moytu jàngoro jooju di sida di law docteur Safietou Thiam ak Ousmane Gueye. ñi nga xam ne ñu ngi
am entre fukki at ak juróom ba ñaar fukki at ak ñeent ndaw yooyu tey ñun dañu seetlu ni infection yi mujj ñi nga xam ne at bi ñu génn ñoom ñoo fi jot a am sida boo jëlee ñett nit kenn ki ci ndaw yooyu la ñu bokk boo jëlee ñetti nit ñaar ñi xale lañu entre 0 ba 15 ans wala ñu nekk adolescent 15 ba 24 ans ci xale yi le sida bi tey di commencé di gën a ñëw parce que mag yi ñu ngi commencé dépister faju et cetera on les a mis sous traitement tey ci suñu en tout cas suñu xeex feebaru sida bi dañu xalaat ni il faut que ñu gën ci dugalaat ndaw yi xëy na benn moment comme prévalence bi dafa taxu ko woon élevé ci ndaw yi ba léegi taxu ko élevé sax donc xëy na benn moment fàtte nañu ndaw yi wala stratégie yi ñi teg dafa nekk stratégie yoo xam ne jubluwul ci ndaw yi moo tax léegi ñun dañu ne dañuy liggéey ak ndaw yi woo leen ñu ñëw liggéey ak ñun suñu xam-xam ñu wax leen ko ne leen ñun information yi la ñu am sida fii la toll Sénégal gis nañ ni par exemple mi ngi yokk ci ndaw yi mais comme yéenay ndaw yi yéen a ñu mën a wax naka la ñu mën a def pour jot si yeneen li ñu jot a xam rek mooy que ni ndaw yi ñoom internet la ñuy utiliser ak yu demee donc suñu sensibilisation yi su fekkee ne dañuy tëgg ak di woote ndaw yi du ñuy ñëw il faut que ñu jaar ci affaire internet. ñu àddu jëmale ci liggéeyu bi jëm ci wàllu BRT bi ak fa nga xam ni fa la war a jaar lépp lu fa nekk nag ca Géejawaay ak ci Dakar ñu ngi koy yëkkati ngir liggéey bi gën a bar tey jii ci suba nag ginnaaw bu nga xamante ni nii rek seetlu nañu ko ca rond-point ONU lépp lu nga xamante ni nii kër la wala bokk ay gaanuwaayukaay wala ay cantine ak lu ni mel daal di nañu koy jël dajji ko toxal ko loolu nag ñi ngi ko def ci liggéey bu nga xamante ni ñii koy def dañ ci ànd ak waa Sénélec Abdourahmane Li Moussa Fall. ñetti yoon yu ñu tëj loolee waral embouteillage bi li ko wundu di jëlee fi lépp li nga xamante ni mën na indi gàllankoor ci liggéeyu projet bi di BRT ñu ngi fii lu soriwul dara lycée John Fitzgerald Kennedy fekkee li nga xamante ni mooy kër yu ñuy daaneel muy opération bu sous-préfet beeg takk der yi di superviser. jaaykatu fleur yi nekkee woon ci wetu lycée Blaise Diagne itam kenn demul ñu des ci bile opération rawatina nag ay wanak yu ñu fa taxawal camion yi nga xamante ni ñoo doon jël gravaay di dem rek ñoo amoon accès ci bërëb yi li ci am solo mooy bala ngaa door loolu dañoo recenser mooy ñu bind ñi nga xam ni ñoo ngi ci woon ñoo xam ñooy éligible parce que éligibilité dafa am solo képp koo xam ne tegoon nga fa avant 2016 bi ñu commencé recensement bi recensé nañ la. waxtaan nañoo ak yow fay nañ la say koppar nga waroon na dem même jaaykatu fleur yi ngeen di gis fay nañ leen bu yàgg garab yi wax fa dëgg yàlla il faut nit ñu comprendre tali bi jaarul ci kaw jaww ji garab yi ngeen di gis fii yëpp li ko dalee fii ba pont de l'émergence yi fi nekk yëpp danaan ko dagg loolu également je préfère le dire luñ ci mën a sauver nañ ko mais projet bi dafa fay sax eaux et forêt garab bu nekk fay nañ benn fonds boo xam mooy fonds bi nga xam mooy permis de reboisement. muy ay tojte yu ñàkkul woon ay risque cantine bi ñu nar a daane la daa amee courant. boo gisee man ma bàyyi sama bureau ñëw superviser ko personnellement c'est parce que dañu xam ni lu metti la mais waxtaan nañ ceeg Sénélec am nañ fi équipe waxtaan nañ fekk SDE def nañ déconnexion yi avant ñuy ñëw li ci des nag mooy laal bant comme ni ko wolof di waxee ñu ñaan yàlla rek yàlla musal ñu ci ndokk metti na mais gis ngeen police a ngi fii def nañ sécurisation avertir nañ gis nga kër gi ñuy toj fii kër yi taxaloog moom boo leen demee xool doon fekk kenn man maa yëgal sama bopp daan ni ñii nga xam dañoo taxaloog ñoom nañu may tuuti ñu génn ni moo gën a wóor le temps que ñu pare fii 2 ba 3 bâtiment yoo am solo lañ fiy jëlee. Amdi Moustapha Niang bokk na si ñi nga xamante ni yëkkati nañu leen wante ànd na ak bile projet bus rapide transit mu xamle ni dañu ko bett loolee waral mu jël ay daamaram maanaam ay wotowam dajale leen si benn koñ li ko gën a soxal jamono ji mu ne moo di ay employé wam. donc xalaatuñu woon tey ñoom dinañ ñëw defal ñu bagage bu mel nii quoi automatiquement bu ñu ñëwee nag on a jël nañ oto yëpp teg leen fi ñu leen war a teg mais man xalaatuma oto yi mais nit ñi parce que lu mu bon bon 10 personnes 15 personnes ñu ngi fi te lu mu bon bu ku nit ku nekk bu yóbbu di nga yóbbu 10 000 francs wala 5 000 francs donc léegi ñoom naka lañ leen war a def ñoom kon léegi automatiquement côté affaire dem na ñoom di la ñuy arrêté 15 personnes 10 personnes di la ñuy arrêté ba gisaat fu leer wax mënoo jël ay doomu jaam teg leen xam amul benn sécurité. BRT muy projet boo nga xamante ni dafa am yéene wu rataxal wala gaawal li nga xamante ni mooy dem beeg dikk bi si wàññi li nga xamante ni mooy xat-xat gi ñu nemmeeku si tali gi muy yoon bu lëkkale Dakar ak banlieue wam
si lu toll si fukk ak juróom-ñetti kilomètre. étape bu si topp nag moo di jëlee ca Castor lépp li nga xamante ni jàpp nañu ne mën na indi gàllankoor si projet bi jëm ci taxawal fukk ak juróom-ñetti pont ak it ay autopont. ñu àddu jëmale ci wàllu politique AFP di parti bi nga xam ni ci le président de la République Macky Sall bokk te jiite ko tey jii la am fukki at ak ñaar yooyu nag ba léegi lu defaraat parti bi joyantiwaat ko structuré waat ko dafa nekk lu nga xamante ni nii ñi ngi koy laaj waaye nag kii di Seydou Gueye nee na nag ñoom taxawal nañu ay pexe ak ay stratégie yu nga xamante ni nii loolu mooy dooley parti bi lépp lu ci nekk rek xam nañu kañ lañ ko war a def ak nan lañ ko war a defee Seydou Gueye ci téléphone Pape Ibrahima Ndiaye. Alliance pour la République nag dafa nekk parti boo xam ni ñu ci dajee ba sos ko dafa am ay options yu ñu def la ñu gënaloon ñun mooy yaatal mu yaatu mooy boole ñëpp mooy am parti boo xam ni bu demee élection war na ko mën a gagner donc ñu tànnoon am sunu ay comité yoo xam ni dañuy daje ci gox gi ak gox-goxaan yi bu ñu demee nag ba d'accord ba am koo xam ne nangu nañu mu coordonné leen jiite leen ñu nangu ko mais bu loolu wéyee ci wàllu direction du parti am nañu président am nañu secrétaire national boo xam ne moom la ñu dénk structure yi am nañu koo xam ni moom la ñu dénk élection am nañu koo xam ni moom la ñu dénk jokkoo bi am na koo xam ni moom la ñu dénk mobilisation am na koo xam lu ne lu ñu war a def ci parti li nga xam ni am na njëriñ pour objectif bi ñu am ñu mun ko jot defar nañ ko parce que li ñu jàpp ñun mooy ànd yaatal boole moo gën dajaloo di xuloo ci ay cër yoo xam ni kii moo jiitu kii topp ceeg yooyu parce que gis nañ ni parti yu bare loolu moo leen gaañ loolu moo leen gàllankoor ñu ne kon nag ñun dañuy def noonu li ñu mën a jàpp daal mooy kenn du alliance pour la république te alliance de la république du kenn. ñu àddu jëmale ci centre yi nga xamante ni moom la ñu jagleel Serigne Modou Kara Mbacké te jamono ji ñu daal di fay dugg ak dakk der yi daal di koy jaxase loolee nag ki nga xam ni moo di directeur exécutif bu Amnesty International di Seydi Gassama xamle na ni loolu du lu bees lu yàgg la fi ci biir réew mi ñu bayal ko waaye nag leneen li nga xamante ni nii moom la ca wax rek moo di ni faaw état bi tamit jël ay matuwaayam waaye tamit faaw mu waxtaan ak Serigne Modou Kara Mbacké ba nga xamante ni dinañu am solution bu nga xam ne waxtaan ba déggoo moo koy indi si di Gassama ñu déglu ko ci micro Matar Nguer. ay bërëb la yoo xam ne ñu ngi fii ci Sénégal depuis maintenant ay at maa ngi dégg waa kaaraange gi di naan ñu ngi doog a découvrir bërëb yooyu su dee ñoom ñu ngi ko doog a découvrir war nañ leen ndax au départ sëriñ bi lu mu ci jublu mooy fexe ba xale yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu génne ci li bon li nga xam ne ci la ñu nekkoon kon kilifa diine war na mun am genre centre boobu waaye su ko dee def su ko naree am daf ko war a déclarer ci état bi jox ko autorisation jox ko cahier de charge mu doxal ko ak ay professionnel waaye nag ni mu ko doon defee dafa dëppawul ak yelleefu doomu adama maanaam méthode yi ñu doon utiliser foofu méthode yooyu dafa dëppawul ak li ñuy wax tey ak yelleefu doomu adama kon war na mun a toog ak état ñu waxtaan seet naka la ko état di mun a jàppale pour que mu liggéey bu gën a sell ñi fay ñëw ñu nekk ay conditions yoo xam ne du métti ci ñoom. ginnaaw Ziguinchor diwaanu Kolda nag moom moo dalal campagne bi ñu jagleel ci biir Sénégal lii di liggéey bi ñu nga xam ni dañ ko jubale ci defaraat ak joyantiwaat dëkkuwaay yeeg territoire bi tamit ñu xool naka la ñuy def ba gën ko yéwénal ba nga xam ne askan bi ñëpp dinañ ci gis seen bopp loolu nag PENAD ak ANTP ñoom ñoo koy liggéey ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk collectivité territoriale nee na nag lii di Kolda ak fi nga xam ni fi la nekk ci biir Sénégal am na solo lool ci liggéeyu PENAD DT boobu Adama Sarr Cheikhou Gaye ñoo ñu fa teewaloon. région bu Kolda jamono ji nag mu ngi xaar lu bari ci plan national d'aménagement et de développement territorial mu di ab plan boo xamee ne dañ koo amal ngir rekk suqali suñu gox-goxaan yi jëmal bi ñu war a jëmal bile plan nag dina jur njeexintal lu am solo fii ci Kolda. taxawaayu région bu Kolda tax na nag mu doon ab gox bu am solo jëm nag ci wàllu njënd ak njaay ci digganteem réew yu mel ni Guinée-Bissau
ak lii di Guinée Conakry jaarale ko nag ci marché bu am solo bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mu di Diaoubé li ni mel nag nekk ay buntu yu am solo yoo xamee ne day bu ñu ci sukkandikoo rek daañu mun a ñoŋal li nga xamee ne moo di koom gi fii si suñu réew. ki nga xamee ne moo di gouverneur bu Kolda nag moom ak préfet yeeg sous-préfet yi noppi nañ nag ngir ñaax askan wi bu baax ci bile plan. actuellement fi ñuy wax ak yéen sous-préfet yi ñoo ngi koy def préfet yi suñu paree dañ koy def man mii dama koy def si terme de référence yu ñu jot si ministre de l'intérieur dafa insister si conférence yi suñ koy def ñu bàyyi xel si ñaari document benn bi muy charte de la déconcentration benn bi muy plan mi ñu doon waxtaane muy plan national d'aménagement du territoire. askan woowule sax ñi nga xamee ne ñoom ñoo leen représenté mu di maire yi rafetlu nañu bu baax bile plan. Ici à Kolda. fii ci Kolda nag am nañu ay jafe-jafe jëm ci wàllug aménagement looloo waral ñu yàkkamti lool boo plan bii nag mën ñëw dimbale bu baax. Le contenu de ce plan. mënatuñu nangu nga jël école samp ko fi hôpital samp ko fee jël yoon teg ko fi suuf si maye ko déedéet loolu mënatul am parce que ANAT jàppale nañu pour que léegi lépp lu ñu def rek dañ ci boole ànd ak xel. région bu Kolda ñu ngi ko taxawalee ci loi 2008-14 bu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko mars région bu Kolda bi nag ñetti département la am ak ñeent fukk ak ñetti collectivité territoriale. benn fan ci weeru décembre atum 1944 ñi ñu tuddee tirailleurs sénégalais taxawoon di laaj seenu payoor fële ca camp Thiaroye ñi nga xam ne ñoo di militaire u France yi daal di leen faagaagal massacré leen rey leen loolee nag boobaak léegi mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñett ñuy dellu di ko fàttaliku waaye tamit li nga xam ne moom la ñuy wax mooy baal mën na am waaye fàtte mënul am ndax suñu tirailleurs yooyu nekkoon ay jàmbaar ci wàllu colonisation bi taxawaloon France taxawaay bu am solo doon laaj seeni payoor ñu daal di leen rey loolu Sénégal ba léegi mi ngi ciy bàyyi xel tey jii nag lañ ko doon màndargalaat. ñu àddu yi tamit jëmale ci mbirum Doudou Faye ñaari ati kaso yuñ koy tëj ràpp kii loolu la procureur bi nga xamante ni moom moo nekk ci tribunalu Mbour daal di sàkku ci Mamadou Lamine Faye mi nga xam ni moom moo jëloon doom ja Doudou Faye dugal ko ci Barsamba Barsàq ji ba mu mujj ñàkk ci bakkanam doom ji nag mi ngi amoon fukki at ak ñeent waaye bu fekkee ni daal ñi nga xamante ni ñoo di tribunal bi topp nañu ministère public ci li mu laaj ki nga xam ni moom moo di Mamadou Lamine Faye di bàyyi Doudou Faye dina tëj ñaari atu kaso loolu nag tey ji di benn fan ci weeru décembre la ñu taxawoon ci kanamu àttekat bi mbir mi nag dinañu joxe li nga xam ni moo di verdict bi fukki juróom-ñetti fan ci weeru décembre bii di ñëw. ci wàllu tàggat yaram ki nga xam ni moo fi dëddoo di Pape Bouba Diop nekkoon international sénégalais li nga xam ni nag moo di néew bi dina ñëw fii ci Sénégal ñeenti fan muy àjjuma ji di ñëw ci weeru décembre bu 14h jotee Air Sénégal international ñoom ñooy indi néew bi ca aéroport international Blaise Diagne buñ fa jógee nag soog ko yóbbu fa nga xam ni moo di Tëngéej mu fekk fa baax ca HLM jullee ko jébbal ko yàlla suñu borom moom Pape Bouba Diop ci fàttaliku bit boobu ngeen di gis ci 2002 diggante Sénégal ak France muy le 31 mai moom la ko dugaloon ci coupe du monde boobu sax dugalaatoon na ca ñaari bit mu nekk ba léegi doomu Sénégal bu ëpp lu mu dugal but ci phase finale bu coupe du monde moom Pape Bouba Diop sol na maillot équipe nationale juróom-benn fukki yoon ak ñett dugal fukki but ak benn moom nag mi ngi génn àdduna fële ca France ginnaaw bi mu amee ñeent fukki at ak ñaar ak i tamit bi mu tëddee feebar lu yàgg a yàgg. leneen li ci des moo di ci wàllu rek arbitrage Sénégal amati ci ndam ndax ñaari doomu Sénégal jël nañ leen ngir rek ñu bokk ci arbitre yi nga xam ni ñoom ñooy dem ca CHAN 2021 muy arbitre central bi di Issa Sy ak naataangoom bii di Malick Samba ñoom nag jël nañ leen ngir ñu bokk ci phase finale CHAN bi war a am li ko dale fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier ba juróom-ñaari fan ci weeru février ca Cameroun assistant bi nga xam ni moo di Malick
Malick Samba yi tamit bokk na ci ñi nga xamante ni daal yàgg nañu dem di teewal Sénégal ci compétition yu mag yooyu ci fàttaliku moom nekkoon na ci CAN des moins de 17 ans yi nga xam ni moom la ñu amaloon ca Tanzanie waaye tamit am na ay match yu am solo yu nga xam ni moom arbitré na ko ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ak Coupe de la CAF ak ci Ligue des champions bu Afrique. ci wàllu lii di jàngoroy rek coronavirus bi ak tolluwaayam ci bisub tey bi ci juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukki test yu ñu amal fukk ak juróom-ñett yi ñoom ñoo ñëw amee doomu jàngoro bi fukki cas ak ñaar ñoom ñoo nekk cas communautaire ñaar fukki nit wér nañu leneen li nga xamante ni tamit ràññee nañu ko moo di ni ci wàllu ñi ci ñàkk seen bakkan lim bi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ñi nga xam ne nag tey jii ñi ngi leen di topp ba léegi di leen faj ñi ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn. seen rubrique bi ñu jagleel réussir au Sénégal di tekki ci dëkk bi lu mën a nekk la tey jii nag ki nga xam ni moom la ñu tànn moom entrepreneur la bu nga xam ni daal ba muy door daanaka ay jafe-jafe la doore moom di Papa Ndiaye di tailleur ñu gën ko xam ci Paco Style ba muy door metti woon na lool waaye nag gëm-gëm ak itamit rek góorgóorlu bu baax moo tax ba tey jii mu dem ba samp atelier bu mag lu mat fukki ndaw ak ñeent di ca liggéey Amagor Robert Niang moo ñuy xamlente ak jaar-jaaru kii di Papa Ndiaye mi nga xam ni mujj na tekki ci réewum Sénégal. ñu gën koo xam ci turu Paco Style Pape Ndiaye di ñawkat bu tàmbali ci atum 2008 googu nag bu muy door mbir mi yombul woon lool ci moom waaye taxul benn yoon mu daal di xàddi. parfois dañuy gis nit mu toll fenn fii ñu foog ni peut-être dañu jékki-jékki rek toll foofu. mais yàlla xam na ni tey lépp li nit di daj ci liggéeyam ci lu metti ba tax mu dagg visa génn réew mi ñun dund nañ ko. si jafe-jafe yooyu ba tey Paco ubbi na ñaari yoon atelier waaye ñàkk lu mu fayee lu yaas tax ba yooyu la atelier yëpp daal dee mujjee tëj. ubbi naa fi ñaari atelier mu tëj benn bi maa ngi ko ubbi Sacré-Cœur benn bi Liberté 6 ubbi naa fi ñaari atelier mu tëj mais yooyu yëpp tëj yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ni xam nga da ngay dem ba ci biir dootoo mënati yooyu yëpp xam nga manque de moyens mais mooy li ma rek taxul ma découragé aussi xam nga ku tëj ñaari atelier boole ci ay jafe-jafe yoo xamante ni xam mënoo ko wax ci écran bi. sësul woon si kenn amuloo nit ku ko teg loxo tàmbali te yorul koppar yu xaw a takku lool waaye mu gëmoon ni rekk bés dina jot mu mës a baax. lu metti lu tax mu découragé pour ut visa wala pour dugg ci gaal gi man dund naa ko sama métier te sësuma ci kenn koo xamante ni tey mun na ma taxaw kooku déjà loolu rek problème la nga bëgg benn affaire bëgg ci réussir te moyen bi ko war a def nekku fi te amuloo koo xamante ni ci sa famille ku la mën a jege wala ku la mën a teg loxo pour nga dem. waaw jaar-jaar yi métti na trop sax waaw sincèrement jaar-jaar yi métti na trop parce que yàlla daf ñu nattu ñu dugg ci ñëw bi ak passion. tey jii lépp di nekk ay fàttaliku ci moom Pape Ndiaye dem na ba am ay markam ay atelier wam ak fukki nit ak ñeent yu mu jël ñu koy jàppale ci liggéey bi. tey atelier bi actuellement ñu ngi liggéey loo 14 personnes yoo xamante tey suñu borom dogal na ñu ngi fi xëy di fi jëlee seen wërsëg waaw ñu fi xëy di fi jëlee seen wërsëg te bu ñu ko ubbee ak léegi 2000 bi ñu commencé ba nga xamante ni à part place bu njëkk bi nga xam ubbi woon nañ ko mu tëj mais 2012 bi voilà 2013 bi si lañ ko démarré waat depuis booba léegi itam suñu borom mu ñuy suturaal mu ñuy jàppale waaw te et puis am nañ ci yaakaar aussi. bu muy tàmbali mu metti woon lool ci moom Pape Ndiaye tey di sant yàlla bu baax te si lu yàggul dara namm na sumu yeneeni projet yoo xam ni lu mu ci jublu mooy fësam markam bi ba ca bitim réew.
tekki ci réew mi lu mën a nekk la Papa Ndiaye jafe-jafe yi metti woon na taroon na waaye mu gëm ko rek wolof di faral di wax ni xëcc bu daggul dikk ku yàgg ci teen baag fekk la fa ndar xëyul xëy sotti fii la ñuy daal di yemalee jotaayu xibaar bi di jaajëfal Ndiaga Seck ak Modou Diouf doomu Xinin ak El Hadj Malick Cissé ci coordination bi ñu daal di delloowaat lenge yi di leen jox dig daje ëllëg ci waxtu wi ci yeneen xibaar ci biir suñu jotaay bi nga xam ni moom lañ leen tàmmal saa su nekk ci ITV.